Cheikh bi indi ko fii jafe woon na lool indi fi DG Moustapha ak rendez-vous yi mu am metti woon na lool soxna si tamit Mbàkke ñi ngi lay siyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay soxna Karima sama maam sama bàjjen di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp tey di nuyu sama mag grand Omar Samb di bëgg ci moom tamit ci teewaay bi di coordonnateur bu comité électoral u quartier bi di responsable bu mag def liggéey bu am solo koo xamante ne bi Diourbel mën nañ fier ci moom ñoo ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci teewaay bi di nuyu aussi suñu président Mamadou Sène di nuyu Serigne Ibrahima Sougou di kontaan ci teewaayam tamit waaw sant nañ bu baax président Sène di nuyu aussi corps bi nga xam ne mooy corps de métier tailleur yëpp te seen président Cheikh Gueye nekk fi je pense que suñ ko tuddee tudd nañ ñëpp di nuyu aussi président Sele Ndiaye bi nga xam ne moo jiite fédération bi di nuyu sëñ Amdi Ngom mi nga xam ne moo jiite jeune tailleur yi nga xamante ne bi ñoom ñoo organiser bis bi tey ñoo ngi nuyu suñu waajur yi di nuyu suñu frères yi militants yi sympathisants yi di nuyu suñu xarit soxna Ami Cissé di kontaan ci moom di bëgg ci moom ndax dañoo yàgg lool di nuyu aussi la Lionne de Moustapha Gueye di bëgg ci moom ndaxte léegi la ma ko présenté te la tax mu présenté ma ko xam naa ne ku mu fonk la ku mu jàpp la di nuyu Abdoulahat soxna Jàbba ñi ngi kontaan bu baax a baax ci sa teewaay di sant aussi vraiment délégation bi nga àndal DG di sant aussi suñu kilifa ñun suñu jëwrin suñu référence di Cheikh Sidi Diop ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax parce que am li yombul bu ngeen gisee nag bi GIE des jeunes tailleurs jógee ne dañuy sargal Assane Sylla ma ne leen jërë ngeen jëf ci seen taxawaay jërë ngeen jëf ci li ngeen ma cëral jërë ngeen jëf ci li ngeen ma defal waaye loolu nag dafa am ñeneen ñoo xam ne dama leen di jël man ma sargal leen ko loolu sargal boobu kenn ki mooy suñu kilifa Cheikh Sidi Diop mi toog keneen ki ci topp aussi di président le futur inchallah président du conseil départemental de Diourbel monsieur Moustapha Gueye keneen ki nag di suñu ministre Dame Diop le futur maire de Diourbel li ko tënk xaw nañu ko wax mi ngi ci yoon bi da doon maye doomu turandoom yàpp yaag ak wax yaag yooyu xaw ko yàggal waaye xaj na mi ngi ci yoon bi mën naa mu dab ñu ci yoon bi mais ñett ñi li tax ñu jël leen élire leen au rang de grand prix du leadership laa leen bëgg a wax tuuti rek en résumé parce que bu ñuy jox nit grand prix du leadership du ay caaxaan parce que leadership da nga koy man da nga koy xam loolu nag ñu jël ci référence grand Omar je vous prends à témoin Cheikh Sidi Diop mi buñ ko waree décerner grand prix du leadership dafa nekk lu war dafa nekk nit koo xam ne fii la jànge amee fi bagam S3 yéen jeunes yi xam ngeen lan mooy bac S3 mooy l'ancienne série E jóge fi suivre cycle ingénieur am liggéey ci aéroport yi gën a mag ci àddina bi jóge foofu nekk directeur nekk actionnaire ci aéroport ak ay entreprise yu gën a mag ci àddina bi jóge foofu ñibbisi Sénégal investir Sénégal bi mu investir Sénégal mën naa ne 2004 la créé ITSEP Sarl bii ngeen di gis tey def ci investissement bu mag ñu ne deetawaay mu continuer investissement yooyu man tey su ma ñemee ñëw Diourbel Sénégal sax di investir c'est grâce à lui ubbi fi usine boo xam ne dafay def production et distribution de riz am usine boo xam ne dafay def huile am usine boo xam ne dafay def glace à écaille di defaraale machine bi defar glace sax mu di ko defar indi fi location de voiture indi fi climatisation indi fi étanchéité indi fi le moringa mais def investissement yoo xam ne ci doomu Diourbel jàpp naa ne
monsieur le DG président de la république sax war na yëpp xam liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Sidy Diop def ci Sénégal parce que ku investir lu bëree bëri bëgguma sax tudd chiffres yi mais lu bëree bëri loo xam ne tey lu am solo la ci réew mi yor fi emploi bu bëri maa ngi cité te cité wu ma sax centre commercial bi nga xam ne moo ko financé à 150 millions de francs bii ci marché Kàddu gi donc nit koo xamante ne bi apportel nga loolu sa réew doon modèle doon référence wëlbati ko doon taalibe simple modeste jàpp naa ne nit la koo xamante ne bi tey bu ñu waree joxe le grand prix du leadership jàpp naa ne bokk na ci wala ñaar ñi ñu koy jox wala ñett ñi ñu koy jox tey mérito na li nga xamante ne bi moom moo di le grand prix du leadership te li tax mu mérito ko dañoo bëgg tamit xale yi ak ñun ñii tous les investisseurs jeunes entrepreneurs roy ci moom looloo tax ñuy joxe grand prix pour ñu xam ne modèle la référence la kon nag cheikh bi ñu ngi lay ñaanal suñ borom yokk la gën laa dëgëral ba li nga yéene ci Sénégal suñ borom mën a mottali sa yéene mënuñoo gërëm Cheikh Sidy Diop nag comme li ñuy wax derrière chaque grand homme il y a une grande dame mënuñ ci bañ a fàtte soxna Karima Mbacké moom mi nga xam ne Cheikh Sidy bu nekkee bitim réew lépp lu mu fa def moom moo téye liggéey bi ba dara yàquwu ci encadré ko gérer ko sàmm ko yor ko tey ba si yow groupe ak si ITSEP SAR la nekk référence ci Sénégal kon soxna si jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm keneen ki nga xam ne aussi moom lay wax ci moom ñu war ko décorer au grand prix du leadership mooy DG Moustapha Gueye le futur président du conseil départemental de Diourbel li tax ñu di ko def aussi nit la ku ma naw man nit la koo xam ne dama ko respecté nit la koo xamante ne bi c'est un valeureux guerrier c'est un gagnant nit la koo xam ne aussi am na générosité liggéey nag ci Sénégal à part muy jóge Canada ndax topp nañ ko bi mu fi ñëwee nekk juriste ñu dénk ko AME mu géré ko def fa liggéey bu am solo boo xam ne tey frère am Sayer Diop moo ko yore moom mii moo ko njëkkoon jiite def fa liggéey boo xam ne tey jii suñu frère Sayer Diop continuer na liggéey boobu tey jii mu jóge ci loolu ñu dénk ko Crous bu Thiès mu def fa liggéey bu rëy jël doomi Diourbel yu bari ñu nekk fa di fay liggéey ba tey jii ñu ci bari amal nañ njariñ seen waa kër ñu jóge ci loolu joxaat ko Crous bu Bambey mu defaat fa liggéey bu mucc ayib boo xamante ne bi tey yeneen doomu Diourbel ak doomu Sénégal ñoo ngi gis liggéey bi loolu moo waral président de la république wóolu ko ne ko Moustapha demal jiiteel ma le conseil départemental de Diourbel kon ñi ngi koy sant suñu frère Moustapha ñi ngi lay gërëm ci teewaay bi ñi ngi lay rassurer di la wax ne liggéey bi ñuy ànd di ko liggéey ak Dame Diop moom la ñuy liggéey ak yow taxawaay bi ñuy taxawu Dame Diop moom lañ lay taxaw foo gestoo bu fu Dame Diop gestoo gis ñu boo gestoo di nga ñu gis loolu ñu ngi la koy wax di la ko seereel ci mbokk soxna Ami di ko seeree ci délégation bi nga àndal di la wax ne ñi ngi ci sa wet ñi ngi ci sa kanam ñi ngi ci sa ginnaaw fépp foo bëgg ñu ànd fa liggéey incha allah dinañu fa ànd liggéey modèle nga référence nga moo waral tey tamit ñu war la décorer au grand prix du leadership xale yi war nañoo roy ci moom aussi jeunes yi war nañoo roy ci moom ñëpp aussi war nañoo roy ci moom ki ci des aussi mooy le ministre Dame Diop yónnee na fi délégation ci loola mu nekk la nekk waaye référence la ci ñun ndax fonk nañu gëm nañu respecté nañu jox nañu suñu cër booba ba léegi aussi liggéey bi ñu am di koy def pour njaareem bi ma ko xamee maanaam jege ko côtoyé ko ci laa xam ne taxawaayam ci Diourbel taxawaay la boo xamante ne bii mérité nañu jox ko mairie njaareem parce que li tax ñu di ko wax aussi du ay bët yu rafet dañu ko topp gis ni muy doxalee am yaakaar ci moom tamit que ni position bi mu nekk ak lim wax ak ñun dina ko respecter en plus de cela aussi gëm na Diourbel gëm goo xam ne njariñ bu nekk ci en haut lieu dana ko mën a xëcc indi ko kon nag ñoo ngi sant ministre Dame Diop di ko sant ci taxawaayam di ko sant ci yéene ji mu am aussi ngir Diourbel jëm ci kanam parce que mënoon nga yam ci sa ministère wala salaire u ministre wala truc
waaye nag su fekkente ne bi da ngaa bëgg a servir sa dëkk bëgg a jëfal sa dëkk moo waral moom it mu bàyyi léppam ñëw taxaw ànd ak ñun ci liggéey bi wane yoon bi ñu ànd ak moom ànd ak frère am Moustapha Gueye ñu liggéey ngir Diourbel ngir commune bi ak département bi incha allah au soir du 23 suñ borom may ñu ndam. kon nag ñoo ngi sant monsieur le ministre donc ñett ñooñu ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jox tey le grand prix du leadership. foofu laay daaneele sama kàddu di leen sant di leen gërëm bëgg leen jox ñoom le prix jàpp naa ne kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar aussi dina ci jël kàddu ñi ngi leen di ñaanal aussi suñu borom yokk leen gën leen dëgëral may leen ndam may leen tawféex kontaan nañ bu baax ci taxawaay bi vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom defal leen jàmm ak salaam. mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki njaareem laay wax ndax tuuti ma ne mbokki waa Mérina waaye mbokki njaareem laay wax ndax suma frère Moustapha mi ngi fii te bëgg-bëggam fi mu ne te liñ ko yéene tam romb na sax njaareem gi commune gën naa yaatu loolu kon mbokk li may wax lépp mooy mbokk waa njaareem en grand ND voilà ñi ngi leen di nuyu di leen sant di tàmbalee cant gi d'abord ci yéen jeunes tailleurs yi tailleur man nu ma mën a def fonk ko ndax ñi nekk fi ñëpp bu ñuy wax sans baay Cheikh Ibra Diop dispensaire lañ ko xamee waaye ñu bëri xamuñu ne sans baay Cheikh Ibra Diop tailleur la njëkk a nekk ku nekk ci yéen fii nekk tailleur xam ngeen Samba Diagne ak lim fi formé ci ay nit ci njaareem ak li ko wër ñu bëri ñi ngi yor ay atelier fii tey Samba Diagne moo leen formé Samba Diagne moomu sans baay Cheikh Ibra Diop moo ko formé ci tailleur man avant ma dugg école manoon naa pédale ndax góor gi dañu doon jàngal ñaw bi may jàng école tam manoon naa ñaw ba tey jii man naa ko dañu jàngal pédale bañ man koo def kon yéen métier bu noble ngeen am métier bu am solo ngeen am bu leen ko xeeb fonk leen ko jàpp leen ko ba lépp lu nit ñi di sol ci àdduna si seen loxo nekk ci lu mën a nekk la te loolu ngeen war a gëm loolu bu ngeen ko xasee gëm léegi laa koy wax sëñ Moustapha nee naa ko bu ñun sunu liggéey li ci ëpp dafa war a nekk xamal sunu gone yi ne mën nañu taxaw concurrencer gone yi ci àdduna sépp ëpp ñu leen xel ëpp ñu leen doole te gënuñu leen kuñ ci taxawal tey ne la tubaab bi la gën bootul di nga saaga kooka comme tubaab bi gënu la te gëm nga ne yàlla ñépp la fi nekkal kon lu ngeen bëgg man ngeen koo am ni ngeen koy amee nag mooy ngeen gëm seen bopp gëm seen liggéey gëm qualité yootu àdduna sépp romb quartier yi romb dëkk yi romb ay pays mais attaqué àdduna si ak lu baax attaqué àdduna si ak seen xam-xam kon kenn du leen raw ci àdduna si ngeen loolu laa leen di jox di leen ko gërëme di leen ko sante mais kii ngeen sargal tey di Assane Sylla Assane mën naa ne sama doom la daanaka parce que maamam fii ngi ci kanam la daan toog may jàngi di ko romb di ko nuyu mu bëgg ma lool nekk sama xarit Baye Mët Sylla yal na yàlla yokk ay leeram fii laa ko daan romb bu ma demee ca kaw di dem mu woo ma ne ma kaay toog ñu waxtaan kon kooku sama baay la woon donc ki may wax nii di Assane mii ngeen di sargal tey man jàpp naa ne ku jara sargal la ndax Assane wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñi nekk ci bitim réew ak ñi nekk ci réew mi xamoon nañ ko ci réseaux sociaux yi te ba léegi mi ngi ci gis nañ ko ni mu daan sànnee xeer ñiy diriger gis nañ ko ni mu doon kaase gis nañ ko lim doon wax mais man moom ku ma xam na ni du ma ànd ak kenn wala may jàppale kenn wala may wax ak kenn koo xam ni d'abord gëmoo sa bopp d'abord amoo respect ci nit ñi te bëggoo lu baax donc loolu lépp dama ko xool ci Assane ba gis ko di ko wax di dégloo mu di ma déglu may waxtaan ak moom mu di ma déglu ma di ko teg ci yoon mu di ca tegu voilà kooku man naa wax ak moom ndax ragaluma ko
man ragaluma la ma doon wax la mu doon wax ragaluma ko de mais xam na ma dama ko naan nag nit moom buy wax na ci def respect mais na dëggutam bul wax lu ma la daan digal bul wax loo xamul buñ la wax ci ne mbiiw rek nga tëb di topp rajo yi di wax del wax loo xam te booy critiquer nay critique bu am njariñ te bul taalum réew ndax réew mi ñoo ko bokk te ku ko taal di nga taal sa kër baay wala sa kër yaay nañ ànd gii mu ànd tey te daanaka ak ñii te daanaka man arbitre laa ci da di ànd boo xam ne bu ma neex la parce que nag li ñu bokk mënuñu ko séddoo li sëñ Abdou Lahad waxoon bu dee intérêt Diourbel moo ñu tax di wax dañoo war a ànd liggéey nii ma ko waxe noonu laa ko waxe sa soxna Fatou Diané noonu laa ko waxe Dame Diop ne leen ànd leen liggéey bu dee njaareem moo leen moom ngeen bëgg a defar ndax nag doole mënta yam ci kenn ku ci nekk ci yéen am na lu ko yàlla jox ku ci nekk ci yéen am na am xel ku ci nekk ci yéen njaareem nga juddoo njaareem nga yaroo wala bëgg nga njaareem ba ñëpp gis ko ndax boo ko bëggul woon li nga fi def lépp doo ko fi def yéen ñi fi nekk ñëpp di wut dara ku ci nekk ci yéen mën nañoo taxaw tey ne lii defal na ko doomu njaareem ndax wax nañ ko léegi sëñ Moustapha mii fi mu jaar fépp yóbbu na fa ay doomu njaareem di leen jàppale te ku ubbi say bët gis nga ko ñoom Dame Diop ñoom sëñ Pape Fall ak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla li ñu man ñi ngi koy jéem ngir doomu njaareem yi kon war nañoo rafet njortu ne bu ngeen jëlee seeni carte nag wax dëgg yàlla parce que nag loolu la ñuy wut ci yéen itam tàcc yi neex na wax ji neex na lépp neex na mais li ñuy bëgg ci yéen mooy bu bisu wote baa ngeen woteel leen pour li ñu bëgg ñoom it ñu am ko gana kii bi dañ ko war a toj tam li ñuy wax tax bi dañ ko yax bi dañ ko war a toj ñoom li ñu bëgg ci yéen mooy bu wote jotee ngeen woteel leen pour ñu jiite dëkk bi buñ jiitee dëkk bi ak moom mii fi mu gox bi mu département bi kii commune bi ñu nit ñu taxaw sunu taxawaay di leen wax dëgg bu yoon jotee buñ bëggee wàcc yoon ñu am fit ak ngor gu ñu mën a taxawee ci ñoom ne leen yéen a ngi wàcc yoon buñ tegoo ci yoon ñu wax leen ne yéen a ngi tegu ci yoon bu nit ñi sonnee ñu wax leen ne nit ñi sonn nañ bu nit ñi amee bëgg-bëgg boo xam ne parfois boo toog amee ndomb ak tànk da nga ko dul talati même boo ko bëggee dootoo ko man da ngay bëgg mas naa koy wax biñ fi nommé Dame Diop ministre dama leen ne faites attention c'est un ministre de la République ministre Sénégal gépp la du ministre waa Kër Cheikh wala ministre waa Njaareem ministre ñëpp la donc dina am lu muy bëgg du ko man wala du ko sañ ndax ñëpp la fi nekkal la mu man nag te war koo def ñun ñi koy wax wala ñi muy bu ñu laajee dañ ko war a wax bu leen fàtte seen gox yii jàpp leen ci sunu xale yii respecté leen sunu xale yi mag ñi jàppale leen dëkk bi fonk leen ko li ma leen wax mooy def leen publicité njaareem ak li ko wër def leen promotion njaareem ak li ko wër tey wax dëgg yàlla damaa jóge Dakar ma ne man de wax dëgg bu may critiquer gouvernement bi duma ko critiquer ci li ñu jëf parce que ku xam Dakar at ma fay jóge 1985 xool ko tey changement am na fa def nañ lu bëri dëkk ba gën naa set gën naa rafet boo ko xoolee daanaka ab Dubaï la mais boo génnee 1 heure de Dakar dugg région de Diourbel day mel ne c'est un grand vide am na tubaab yu ma àndal bis génn Dakar tuuti dañoo toog ba ci ak ñu ne je n'ai jamais vu un aussi grand vide allemand yi ma fi indi bu yàggul dañoo xool ba ci yàgg ñu ne da leen a jaaxal ni Diourbel ne teg dara yëngu fi mbedd yi ne yang dara doxu fi loolu man bu ma amee lu ma leen ci critiquer mooy loolu il faut décentraliser lépp mënta des Dakar nañ xëcc lépp andi ko ci gox yeeg gox-goxaan yi loolu mooy seen liggéey nañ fal ñii nga xam ne am nañ énergie nañ fal ñii nga xam ne mën nañu wax ak gouvernement bi nañ fal ñii nga xam ne mën nañoo génn buñ leen falee ànd ak ñoom wax leen dëgg tette leen te bañ leen a fakkastal mën nañoo am li ñu bëgg ndax li ñu bëgg tam ñun ñoo ko war a laaj buñ ko laajee ci ngor mën nañoo jëmale suñ gox bii kanam te man lool dong nga ma ñor nag bu weesoo li nga xam ni moom dara duma ci génne mooy ak taalibe voilà yéen ñi nekk fii ñëpp nag maa ngi leen di nuyu
mënuma citer ñëpp mais respect à tout le monde wax dëgg yàlla surtout ñi nga xam ne dañu bàyyi seen yitte yëpp ñëw toog sama soxna si nag wax dëgg yàlla ngeen may ma ma kii ko parce que ñun tubaab yi foofu la ñu yàqe bu ñu waxee ba pare fàtte suñ soxna yi foofa dañ ñuy duma fii voilà loolu ngeen may ma ko daal waaw tàccu leen ma soxna si voilà duma jël micro bi lu yàgg wax dëgg yàlla duma kuy politique duma toog aussi en général ci affaire politique yu mel nii waaye wax dëgg yàlla Assane jaral na ma ko ndax Assane suma doom la Moustapha mi jaral na ma ko parce que Moustapha tam wax dëgg sama rakk la te soxnaam sama jigéen la keroog bi ma demee wax dëgg yàlla seet lee muy def fee di kër jigéen ña dama cee kontaan lool parce que loolu moo am solo nit wërta soxor sunu xol yi dañ koo war a ubbi ku def lu baax ñu ne def na lu baax ku def lu bon ñu nekk ay gor yoo xam ne dañuy mën a taxaw ne ko lii nga def baaxul bu dee kilifa nga xëcc ko ci sa biir néeg wax ko jaru nga di ko wax ci mbooloo mi ba bu wax jotee nga wax ko ndax ab taalibe loolu la mën a rawe ñeneen Cheikh Ibra Fall bi muy jébbalu sëñ Touba dana ko jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira waaye am na lenn loo xam ne duma ko joxe muy sama ngor sama jom ak sama fit te loolu mooy li nga xam ne kenn ku nekk da ko war a téye ci boppam ngor jom fit boo ko téye ci sa bopp man ngaa wax ak ñëpp man ngaa ànd ak ñëpp man ngaa développer ak ñëpp ensemble sëñ Sam maa ngi lay nuyu sëñ Sène maa ngi lay nuyu ñeneen ñi ci des ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi tuub di jégglu bu wax ji jubul ngeen xam ne ci man la bu jubee ngeen xam ne ci sunu borom yàlla la. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maa ngi nuyu mbooloo mi di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Serigne Cheikhouna mi toog Serigne Cheikhouna Mbacké di profité di ko ziar bu baax a baax di ko màggal. maa ngi nuyu sunu patron ñun ñëpp soxna Karima Mbacké foofu laay commencé. ndax xam naa ne su ma commencé lu foofu suñu kilifa Cheikh Sidi mën naa mer kan soxna si Mbacke Balla ñu ngi lay ziar bu baax di nuyu Cheikh Sidi Diop mi toog moom itam di ko jox wàccuwaayam di am kontante ci ñëw bu mu ñëw fii ci jataay bi ndax xam naa ne loolu yombul xam naa ne Assane am na loo xamante ne kenn amu ko maam si mbégte lool di rafetlu kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko mais maa ngi nuyu également le président Omar Samb di ko ziare bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko encourager par rapport à ses activités xam naa il a un calendrier très chargé di nuyu te damay jël nuyoo ba teg ko seen loxo ñu jàllale ko kilifa yu fi nekk yëpp moom Sele Ndiaye président Sele Ndiaye ak président Cheikh Gueye di profité du nuyu suñu soxna yi soxna Ami Cissé mi toog ak soxna Diabolo ak soxna Penda Cissé mi nga xamante ne mu ngi soog a ñëw man moom mën naa wax ne président Assane sa xol moo ree rek nga boole ma ci mais wax dëgg yàlla tey suñuy célébrer leadership mën nañoo yem ci président Cheikh Sidi Diop mi toog ndaxte dama koy faral di wax dafa wane un autre chemin il est en train de défricher dafa nekk un donneur de leçons mais au sens positif du terme mais dafa ubbi suñu gët ñun politiciens yi sur le sens et la finalité de la politique te moom mooy l'intérêt général mooy le bien des populations ndaxte ñun suñu biir yenn saa dañuy xëccoo rek pour le plaisir de xëccoo fu may wax ak yow nii am na ay quartiers yoo xamante ne soo fa demee actuellement on est en train de monter les comités électoraux mais soo xoolee ba mu yàgg sax da ngeen ne pourquoi faire c'est quoi la finalité mais moom dafa nekk di monter ay projet dam bitim réew ak xam-xamam dam bonifier ses connaissances xëcc ay teraanga di indi xëcc ay investisseurs di indi ñoddi ay investissement di indi te ba mu indee ba pare ñëwul rek teg ko dans des mains inexpertes mais dafa montrer le bon exemple à travers le groupe Sidi Diop et les autres sociétés qu'il a mises en place am ay projets yoo xamante ne c'est de dimension nationale
notamment la revitalisation des eaux du Baol et même au-delà des eaux du Sénégal loolu nag mu nekk lu rëy sànq ba léegi mi ngi ubbi samay gët c'est l'intérêt de tel projet pour Diourbel pour le Baol et au-delà pour tout le Sénégal en tout cas Cheikh Sidi Diop à mon nom personnel maa ngi lay gërëm di la sant foo toogul dama koy wax di ne vous êtes une chance pour le Baol te loolu lu ma gëm la donc jërëjëf albarke maa ngi lay ñaanal yàlla gën laa dëgëral yàlla guddal say fan bàyyi la ak njaboot gi mais maa ngi nuyu également le président Assane Sylla Assane c'est un ami c'est un frère mais dafa nekk nit koo xamante ne parmi toutes mes amitiés si sama xame yëpp moom daf si am une place particulière ndaxte sànq président Cheikh Sidi Diop mi ngi koy wax jom fulla ak fayda dama ko gis ci moom ndaxte dafa créer un parti politique xale yi lu ñuy wax di représente maanaam au niveau national mu yor fa la voix de Diourbel la voix du Baol di défendre ses positions et ses convictions au niveau national nekk un chef de parti ba pare su ñëwee Diourbel amul kenn koo xamante ne mën nga ne Assane kat man maa ko gën a bëgg Diourbel wala Assane kat en termes d'investissement amul lu mu fi def te su ko neexoon nekk ci réewu tubaab ya ndax am na ay kayit ya am na kayitu tubaab yi donc Assane su may wax ci yow xam naa ne damay gàttal rek parce que président Cheikh Sidi wax na lépp mais véritablement na nga xamante ne na nga xam ne en tout cas man nawle laa la jàppee ndaxte lii ngay def ci dëkk bi man loolu lu ma naw la donc maa ngi lay gërëm di la sant président dafa am foo xamante nag Cheikh Sidi dañ koo bokk ndax man sama maam Mad Lamine Guèye moom itam tailleur la woon dafa doon ñawal sëriñ bu mag bi donc dafa mel ni ne yëfu tailleur lu barkeel la donc di ñaax mes frères tailleurs vraiment di leen ñaax ci liggéey bi mais di magnifier également liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy def à travers Diourbel te défilé bii wane na ko maa ngi leen di féliciter di leen encourager ba pare di leen wax ne man personnellement dinaa jël engagement auprès de président Assane Sylla pour accompagner leen parce que am na loo xamante ne au niveau de l'université dañ koy soxla te je pense que suñ ko tegee seen loxo da ngeen ko liggéey bu mucc ayib donc maa ngi leen di gërëm foofu laay daanelee kàddu yi di leen sant mais di gërëm également soxna Fatou Diané sant naa ko bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu